d'abord rek may rafetlu aussi partenariat bi nga xam ne moom moo ñu link ñun ak waa ONFP mu doon organisation boo xam ne état bee ko moom muy accompagner ndaw yeeg yooyu ak yooyu ci formation mais ñun nag spécialement ñu ngi ñeen ay accompagner ci wàllum restauration la pâtisserie exactement waaw di rafetlu daal wax dëgg yàlla suñu collaboration ak ONFP. waaw durée formation bi moom 12 jours la rek ça va fukki fan ak ñaar ñu xaaj ko ci ñaari semaine chaque jour dinañ def juróom-ñaari waxtu waaw dañ leen ay jàngal loo xam ne plus ou moins jàngoon nañ ko mais dañ leen koy gën a xóotalaat parce que ñi fi nekk yëpp ñoom ñëpp jàngoon nañu pâtisserie déjà donc ay renforcement la rek ñu gën leen a tàggataat nga xam ne suñ fi génnee rek dinañ mën a dem liggéeyali seen bopp. bañ commencé ak léegi nag liñ jot a defagum bëri na puisque programme la dañ ñoo jox ne chaque jour lii ak lii ngeen ay defar donc chaque jour lu mu néew nag a gaat dinañ defar ñaar jàpp ñetti recettes yoo xam ne élève bi su wàccee këram sax su ko neexee suñ ko commandé ci loolu nga xam ne def na ko mën na ko réaliser waat. ñu ngi ko doon def gaa aussi mais ONFP xam nga nu muy liggéeyee mooy dalay jox programme ne la lii ak lii ak lii ak lii la yow da ngay ñëw rek defal ko loolu mais xam nga aussi lim ñuy jox day fekk état école aussi mu ngi koy dérouler ci ay liyam programme am parce que école aussi day dérouler ay programme diplôme d'école wala ay diplôme d'état donc ONFP daf ñuy fekk ci loo xam ne ñu ngi koy dérouler déjà mu ñëw tànn ci yooyu ay quelques matières yoo xam ne yaakaar na ne xale yi suñ ko jàngee suñ ci génnee dinañ ci mën a génn à savoir liggéeyali seen bopp jël ay commandes et cetera et cetera. waaw ñu ngi ci ñetti at ren mais yàlla dogal na nag bii mooy suñu première bi donte daaw yónnee woon nañu mais ak coronavirus beeg yooyu moom moo taxoon mu jëwutoon a jàll mais bii daal moom mooy première fois wax dëgg yàlla macha allah. formation bi neex bi du ci seulement li ñuy bokk ak ñoom partager ces 12 jours mais aussi li nga xamante ne parce que c'est un partage aussi permettre nañ ko ñu mën koo partager jëmale ko ci acquisition de compétences en pâtisserie yombul woon nag. parce que fukki fan ak ñaar ku la ko jox pour nga mën a tënk ku xam pâtisserie dëgg xam nga ne yomb mais pour mu mën a nekk dañ ne dafa ànd ak xam-xam ak li tubaab di wax savoir-être jéem nañ ko nag yaakaar am nañ ci yaakaar parce que yaakaar la am nañ ci yaakaar par rapport ak évaluation bi ñu jot a def léegi li ñuy wax évaluation d'étape évaluation formative bi laaj ak tontu am na tontu yoo xamante ne leer na yi nga xamante ne leerul woon jëm nañu indi ay rectificatif ba xool par rapport ak leur certification finale ni ñuy def ba gën cee mën a ñoŋal seen connaissance. exactement man li tax may sawar di mën a tontu ci loolu mooy ñun dañoo bokk ci formation professionnelle ci famille formation professionnelle donc ñun li ñuy gën a soxal mooy fexe ba li ñuy génnee mu doon produit fini. produit fini boo ko déggee mooy loo xam ne parce que dans le marché du travail c'est tellement difficile. ba nga xamante ne li ngay former bu baaxul kenn du ko jël parce que dafa laaj moo tax lii ñuy def li am solo mooy évaluation d'étape bi day tax bu la nit di dégg dina xam au moins kii li muy wax xam na ko mais léegi yemul rek ci li ñuy laaj xam na ko il faut mu mun koo jëfe boobu nag beneen étape la ñu ngi ciy góorgóorlu nag di ñaan yàlla fii ak samedi seen évaluation bi lundi prochain ñu mun cee am toutes les armes nécessaires qui peuvent les permettre d'avoir la certification. Ensuite c'est leur permettre waaw ci li nekk ci kanam mooy mun leen permettre bu formation bi jeexee ku ci nekk ci ñoom parce que individuellement ku ci nekk ci ñoom parce que am na solo individuellement ku ci nekk mën a jëfee li nga xamante ne xam nañ ko fi jëmee ci formation en pâtisserie. bi yoon nag wax dëgg yàlla ñu am formation boo xam ne c'est en pâtisserie waaye nag ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu jagleel formation boobu muy waa ONFP wax dëgg yàlla. ñu defal ñu déposé woon fa suñu demande wax dëgg yàlla ñu recevoir ñu may ñu formation bi gratuite lu ñu ci gën a jaaxal ñun waa MGE mooy formation yi ñu daan am yëpp ñu ko daan defal en pâtisserie dañu naan ut leen local ainsi de suite mais bi yoon waa ONFP ñoom dañoo ñëw indi ñu ci école bi ñu naan la source wax dëgg yàlla boole ñoo ñoo xamante ne bi ay formateurs yu baax tenue yi ngay gis nii yëpp ñoom ñoo ñu ko offrir ñu ay cahier bi lépp macha allah boole ñoo nag ay formateurs yoo xamante ne bi wax dëgg yàlla yeneen formation yi nga xam ne c'est en pâtisserie daan nañu ko teewee mais bi ak bi yooyu bokkut. parce que liñ fi jàng lu bees mooy ba ñu ñëwee dañu jàngal les bases d'abord en pâtisserie les règles de base
fee da nga daan ñëw rek ñu kii mais bii dañoo ñëw indi ñu ay prof yoo xam dañoo ne carrément avant tout d'abord il faut set ñëw ba pare jàngal ñu benn fan boo xamante ne bi di ñu jàngal loo xamante ne bi avant ngay laal pat bi war nga mel ni avant ngay laal pat bi war nga utiliser hygiène avant ngay laal pat bi leneen war ñu yar ak teggin maanaam ñu wan ñi ci biir pâtisserie dafa am yar ak teggin wan ñu loo xamante ne bi carrément lii boo koy ñëw àq bi nga ko war a jox ak yelleef wax dëgg yàlla ci école bii lañ ko jàngee muy la source wax dëgg yàlla ñu leen remercier bu baax a baax ci loolu. njariñ bu mu am mooy wax dëgg yàlla li ma la wax rek yar ak teggin lu mu la mayul dara mënu la ko may loolu la ñu njëkk a jàngal fii kon comme que yar ak teggin am na ci rek ñun bu ñu demee bon am na beneen façon bi ñu ko war a exploiter parce que ñoom du ñu jàngal les règles de base ba wan ñu ni carrément continuité bi yéen a koy def. bon macha allah franchement ñun moom wax dëgg yàlla ñun ni ñu ko foogee woon ak li ñu fi fekk sax dañoo bett xalaatuñu woon ni carrément lii yëpp dina ci am wax dëgg yàlla ba ñu ñëwee école bi lépp complet na ba pare ñii waxtaanal encore suñu biir naa ñu il faut que ngeen def lii continuité lii ainsi de suite bu ngeen amee programme boo leen ñu wax dëgg yàlla gën ñoo jàppale ci lu bari loo xam ne xalaatuñu ko woon ne am na ci formation pâtisserie bi waxuma la dara mais banqaas yi ñu jàngalaat ci biir pâtisserie wax dëgg yàlla xamuñu woon ni carrément wax dëgg yàlla école bi mel na noonu quoi. bon ñun association bu ñu bokk comme que yëmbal bon bëri na chômage ainsi de suite ñun ñu ne dañuy dox ci wàllum développement boobu ba léegi nag dañuy bind ay demande dem di déposer ci fu nekk uniquement pour xeex chômage boobu noonu association bi ci loolu rek lay dox mais wax dëgg yàlla ñu dem ba dajeek waa ONFP ñu offrir ñu lu toll nii loo xam ne c'est des millions et des millions ñu defal ñu ko gratuite tey ñi ngi nii da nga ñëw fekk ñu ñuy def ak ñun évaluation pour préparer li nga xamante ni mooy examen bi nga xam ne am nañ ko semaine prochaine muy évaluation finale bi ñu ñëw wax dëgg yàlla laaya ñu encore biir parce que mënoon nañu bàyyi ñuy jàng nii ak suñu xel ñu dem ba point final du ñu xam lañu mais dañoo ñëw defaat ñun beneen petite évaluation boo xam ne dina gën a yokk suñu performance ci li nga xam ni moom la ñuy def en pâtisserie bu ko defee ñu gën a waajal loo xamante ne bi dinañ ko def pour ñu mën a mériter wax dëgg yàlla suñu diplôme yi ñuy jox. donc tey jii lu ñu tax a teewe fii ci centre bi nga xam ne dafay jàngale restauration pâtisserie ak hôtellerie ñu tuddee ko la source donc lu ñu fi tax a teewee mooy formation bi nga xam ne office national de formation professionnelle daf ko jagleel ndaw yi nga xam ne dañoo dëkk Yeumbeul Nord ñoom nag dañoo former benn association ñu koy tuddee association des jeunes espoirs de Yeumbeul Nord donc office national de formation professionnelle def leen jagleel formation bi gratuitement amul benn dërëm bu ci dem lépp lu ci war office national de formation professionnelle moo ko ci def moom moo tànn formateur muy opérateur bi nga xam ne mooy la source ba pare jënd ay intrants jënd ay fournitures jagleel leen formation bi gratuitement te amul benn contribution ñoom buñ ci def parce que tamit loolu mooy wareefu office national de formation professionnelle moom mooy mission am mooy gunge bépp doomu aadama bi nga xam ne sénégalais la ak fu mu mënta nekk fii ci Sénégal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw donc loolu mooy mission office national de formation professionnelle alors formation bi ngeen gis nii mooy formation en pâtisserie tey nag dañ fi ñëwoon pour def lu ñuy naan évaluation d'étape ou évaluation formative mooy maanaam ci biir formation bi bu ñu leen commencé former ñu dem ba benn instant dañuy taxaw bu ñu taxawee dañuy ñëw saytu xam-xam yi nga xamante ni ñoom am nañ ko ci formation boobu loolu yëpp pour gën a ñoŋal gën a rafetal formation bi gën ko taaral waaye tamit fexe ba nga xam ne ndaw yi ñu formé fii nii dañuy am compétence li ñuy naan compétence mën a jëfe li ñuy jàng compétence professionnelle parce que bu ñu fi génnee soit dañuy créer benn GIE groupement bi ñu créer benn unité de production nga xam ne ñoom dañuy demal seen bopp association bi ci boppam former GIE demal boppam. formation ONFP que nga nekk góor wala jigéen mag wala ndaw am nga possibilité am formation professionnelle auprès de l'office national de formation professionnelle alors pour nga am ci da ngay photocopier sa pièce d'identité nga bind demande manuscrite demande bi da nga koy adresser le directeur général de l'office national de formation professionnelle mu ngi tudd docteur Souleymane Soumaré bu loolu weesoo dañ lay jox benn formulaire bu dee nit ki moom kese mooy demander formation bi dañ koy def jox formulaire de demande individuelle formulaire boobu daf koy remplir mu boole ko ci dossier bi alors bu dee nag association la
wala groupement wala entreprise dañ koy jox aussi beneen formulaire bu bokkul ak bii boobu mu ngi tudd formulaire de demande de formation collective boobu tamit ñoom dañ koy renseigner bu fekkee nit ki am na diplôme ak bu mu mënta am mu photocopier ko boole ko ci pour ñu xam ne am na beneen xam-xam bu fekkee tamit xam-xam bu mu am déjà diplôme boobu day wane ne dafay laaj renforcement de capacité pour que domaine bi muy laaj noonu ñu gën ko yokkal xam-xam loolu aussi office national de formation professionnelle da ciy gunge nit ñi